moom moo di Ecopresse moom tamit macha allah mu bokk léegi ci émission matinale préférée des Sénégalais waaye tamit des téléspectateurs ñu gërëm leen bu baax a baax sant leen waxtu bi nekk su jotee dañuy ñëw ànd ak seen émission sunu biir nag moom mooy waxtaanu biir kër gi waxtaanu société waxtaan boo xam ne si ni dañ koy lal di ko layal ci lépp loo xam ne si ni actualité la waaye tamit dafay jëm ci li nga xam ne si moom la nit ñi di soxlaa bëgg a xam tey ñu bëgg a dugg ci li nga xam ne rek moom moo di santé pour tous santé mentale santé physique santé institutionnel buñ ko waxee nag dafay laal lu bëree bëri kenn ku ci nekk war cee mën a gis boppam ñu fas ci yéene ànd ak nga xam si ne moom moo di Ansoumana Dione nekk président ASAM Ansou ñu ngi lay nuyu di la dalal. Kader maa ngi lay fay. di am mbégte ñëw teew fii encore ci plateau sunu biir di nuyu kilifa gu tedd gi donc ma bokk plateau bi. di nuyu également ñi seetaan di ñaanal Ben Bass Diagne yàlla gën ko yëkkati ci àjjana yi gën a kawe yi barkeel njabootam li mu fi bàyyi suñu borom gën ko barkeel may woon nag Kader annonceurs yi lay woo tey suñu biir mi ngi placé wu bi mu tàmbalee léegi yàggul waaye tey imposé wu na ci si média sénégalais bokk na ci émission yi gën a seetaan bokk na ci émission yoo xam ne bokkut sax ak yeneen yi na muy doxalee parce que fii ay sujet de développement lañ fi indi suñu biir naka la ñuy def ba réew mi développé yaakaar naa loolu dafay jaadu annonceurs yi ñëw gunge émission bi parce que ñi koy seetaan bari na day nekk un partenariat gagnant man yàlla dafa dogal RDV vraiment mu am cofal si ñoom taxte ñoom ñoo am cofal ci man RDV ñoo am cofal ci man ku la bëgg nga bëgg ko lii rek la waaye nag dafay jaadu annonceurs yi yéen annonceurs yi ngeen ñëw gunge émission bu mag bi di sunu biir gunge yi tamit 12-14 parce que 12-14 tamit wax dëgg yàlla ngàcce ngàllaama ñoom bi nu ñu koy waxatee émission bi daw aussi suba si noonu Ecopresse tamit sénégalais yi ñu ngi koy ñam ñu ngi koy tàmbali ñam waaw waaye yal na yàlla barkeel yëpp rek yal na yàlla barkeel Excaf jaay Seydina Mohamed jërëjëf Ansoumana macha allah da nga ñàkk ki ñaan te it vraiment xam fi ñu toll tamit ci yow ndax lépp tam ci yow la kon boo waxee nii day wane rek cofeel bi nga am ci groupe Excaf Télécom rawatina nag ci sa télévision RDV ñu gërëm la bu baax a baax waaye tamit ni nga ko waxee noonu la ñuy xaaree téléspectateurs yi ak li ci xaar tamit les sponsors noonu la xam naa ni waa SEMI ñoom tamit dinañ ñëw gunge ñu ngi ci ànd ak nga xam si nekk moom moo di Moustapha Mbengue nekk li nga xam si rek moom moo di président union régionale des mutuelles de santé de Dakar sëñ Moustapha ñu ngi lay nuyu. Kader ñu ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yëpp di rafetlu jotaay bi di nuyu Ansoumana di rafetlu vraiment engagement sans faille depuis des années pour des causes nobles tey dañ fi toog rek en tant que président union régionale des mutuelles de santé mais président également commission bu communication bu campagne nationale bu ñu lancé pour l'intensification de la sensibilisation et le parrainage de 1 million de femmes et d'enfants dans les mutuelles de santé borom kër gi ñu ngi koy ñaanal bu baax ki fi jógee muy suñu papa Ben Bass Diagne ñu nekk ndaw nekk HLM Patte d'Oie gis yu bëri yu mu doon def ci jàkk yi ci jumaa yi lu mu baax yi mu def ci réew mi yàlla na ko yàlla fay yàlla jéggal ko mu dajax yërmandeem te li mu fi bàyyi tamit yàlla lawal ko ubbeeku na ci askan wi émission sunu biir comme ni ko sama naataango bi waxee rek dañ ci oo ñëpp parce que waxtaanee askan bi waxtaanee li yitteel réew mi ci wàllu développement dafa am solo te ñun ay acteurs de développement la chaque jour dañ koy rappeler nous sommes dans une posture d'intervention citoyenne nous mobilisons la confiance de nos populations ndax ñooñu fal sant ñu taxaw di leen doxal donc nag loolu ku ci tàmm di pëndal sa tànk di tuur sa ñaq ci sa askan loolu defe naa ne lu ñu war a encourager ci Sénégal la moo tax dañuy am mbégte bu baax jàkkaarloo ñi waaye ñëw ci émission boo xam ne actualité rek lay wax lu ñor réew mi luy defar. ndeysaan jërëjëf Moustapha Mbengue ñu kontaan trop ci yow tamit wuy si bi nga xam ne seen ñëw nga wuy si ko sunu woote bi muy am solo trop waaye tey ñuy waxtaanee santé pour tous dafa ànd ak nag ay yëfam santé pour tous bokk na ci santé mentale santé physique santé institutionnelle Ansou bu ñu bëggee waxtaane lii noo koy déggee. Kader bi ma ñëwee nga wax ma thème bi dama kontaan dama sant yàlla xam nga santé dafa mooy doomu aadama tout court santé mooy doomu aadama moom la nit gën a soxla ci ko suuf
muy santé santé nag li ma koy wax nit ñi dañuy jaawale santé ak médecine Sénégal bu ne santé rek xel yëpp dañ ci docteur yi xel yi dañ ci borom blouse te loolu du santé santé mooy nga wér ci sa xel ak ci sa yaram nga am bien-être maanaam nga féex ci lépp te loolu pour mu am lekk ngir ci am solo environnement bi ngay dëkk daf ci am solo yëre yi ngay sol daf ci am solo lu bare daf ci am solo daanaka sax bu fekkee ne santé dox ni mu war a doxee duñ sax soxla médecin santé dafa mel ni téléphone portable wala oto buy daw dinay soxla carburant dinay soxla lavage dinay soxla lu bari mais tant que paanul doo soxla mécanicien téléphone portable bu fekkee ne am na charge am nga crédit fu la neex mën nga woote mais bu fekkee ne am na lu yàqu ci biir il faut nga bëgg ci réparateur nit aussi noonu la mel nit ki bu sañoon sax du gisante ak docteur du gis docteur parce que li war teg yëpp tegu na mais fii dañuy jaawle santé ak médecine loolu bokk na si li gën a jafe léegi bu ne santé pour tous dafay jaadu ñu xool paramètres yooyu noonu tàmbalee ko ci ministère bi xam ne moom la ñu dénk mbiru santé kaka yor nan ko war a yoree ñiy yëngu ci wàllu santé kenn ku ci nekk ban rôle nga war a jouer ñu xam kuy def lan ak ma du def lan mais suñu ministère yi dama koy wax ba mu leer suñu ministère de l'action sociale bii tey Abdoulaye Diouf Sarr jiitu ko Abdoulaye Diouf Sarr bi ñu fi jëlee Awa Marie Coll Seck keroog bi ñu koy installé maa ngi foon toog ci salle ba dem naa ba nuyu ko jox ko sama lettre de félicitation teeru ko mais tey jii ay at après dama am méttitu xol dama lu ma naqari am mbett ci moom Abdoulaye Diouf Sarr bëggoon naa nag moom ci boppam mu ubbi gémmiñam mu wax ak mu wax ak askan wi parce que su fekkee ne yow dañ la dénk ministère yow leen rek moo la yitteel mooy sa nekk ni yow en tant que ministre ak sa waa Yoff bi nga dëkk ak say intérêt mbokk ak say xarit kooku ça pose problème président Macky Sall moo toog à plusieurs reprises mu ne santé doxul te sénégalais seen bopp xam na ne santé doxul waaw ndax Abdoulaye Diouf Sarr moom ministère de la santé ndax Macky Sall dafa amul pouvoiru nommé keneen ku dul Abdoulaye Diouf Sarr man Ansou bàyyi naa dem ministère de la santé mi ngi fii jege ma lool bu fekkoon ne mbiri jaar na ci yoon su ma jógee fii ministère de la santé fa laa jëm mais su ma jógee fii damay delluwaat sama kër Tëngéej ministère de la santé bàyyi naa dafa dem parce que ministre bi ko yore ak ay techniciens am ña muy liggéeyal lenn moo leen yitteel mooy seeni ay problème ñoom kese moo tax su ma gisee barki démb mu bind benn circulaire ne urgence yi nañ koy toppatoo circulaire boobu dama koy wax ba mu leer du circulaire bu loolu ci kaw dëgg yëfa seytaane la dafay jaxase askan wi ak ñiy faj ak acteur de santé man mi Ansoumana Dione acteur de santé la mais circulaire boobu ànduma ci ñaata dof ñeent ci mbir mi taxawaalu moom Abdoulaye Diouf Sarr moo leen teree faju Abdoulaye Diouf Sarr moo leen teree faju Abdoulaye Diouf Sarr kon tey boo nee circulaire pour urgence yi te yow urgence demal hôpital Thiès bu Thiaroye yi demal ci hôpitaux yi bari fii seen urgence xam la may urgence mooy su ñëwee médecin yi dañuy ñëw rek song malade bi demal urgence bu hôpital Thiès bu Thiaroye yi amul Valium seringue buñ piqûre mal sax amul fa amul benn garab boo xam ne ci urgence bu hôpital Thiès bu Thiaroye yi dara amu fa hôpitaux yi bëri seen urgence nu ko noonu la donc tey jii yow nga xëy rek bëgg buzz ak bëgg président dégg la nga ne da ngay signé benn circulaire boobu su ma si jotoo dama koy xotti comme sànni ci poubelle ba parce que ni ñu koy waxtee circulaire naafeq la circulaire de seytaane la ci télé nag laay waxee xasuma kenn saagawuma kenn santé pour tous dafay jaadu président Macky Sall gis nga bañ ne ba ma déggee CMI docteur Mamadou Taf voilà quelqu'un un économiste en santé un spécialiste de santé publique ñooñu la woon dénk ministère de la santé ñi nga xam nañ lan may wér-gu-yaram lan la askan bi soxla mais boo jëlee ministère bi dénk un homme politique sama parti kaw dara du amul lenn loo xam ne rek dafay baax gis nga julli ba balaa moo baax na nga mën a tari saar bu nekk na nga solo ba jekk mais boo jàppuwulee julli ba pare boo paree sa julli yàlla soxlawu ko. am na solo jërëjëf dinañ ci dellu si lu gën a yaatu parce que fi mu toll laal nga ñetti tomb yoo xam ne benn bu ci nekk xam naa ni buñ ci dellu see dina am laaj ak tontu yi ci dox ndax xam naa ne attaques yi bari na subjection yi tamit dinañ ci dellu si ci beneen wàll ñi ngi nekk ak Moustapha Mbengue yow tamit su ma laajee rek ci li ma dellu si ci aasu
santé pour tous naka nga koy dégg ak it ndax mën na nekk. waaw merci Kader man santé pour tous dégg bi ma ci am. mooy tey ñuy fexe. ba Sénégalais yi mën a faj. ku wér ak ku wér ku am feebaru xel ak ku amul feebaru xel. comme ni ñu ko waxoon rek sànq ci entame wax ci la santé mentale santé physique. Sénégal nag am na jéego yoo xam ne def na ko. léegi nag comme tout système am na yuy dox am na lu des mais man système bi nga xamante ne xam naa ko te ma nekk ca. mooy ci wàllu couverture maladie universelle parce que dafa am un constat bu amoon. xayma nañu ne tey Sénégal 20% des Sénégalais ñoo am couverture loolu la ñu xayma woon ci benn moment. ne képp kuy ñu les fonctionnaires les privés. ñi am donc IPM ak imputation budgétaire ñooñu rek ñoo am couverture maladie. waaye état xayma loolu muy 20%. état ne 80% des Sénégalais amul couverture. ñu ne la ñuy xool nañ ko saytu boobu moo indi lu mel ni couverture maladie universelle. dañ koy lancé ci ndem si yàlla Cheikh Mbengue yàlla na ko yàlla yërëm. parce que il faut ñu xam ne tey des pays def nañu ay 20 ans 30 ans système assurance maladie te pareeguñ te ñooñu ëpp alal ñooñu ëpp développement ñooñu raw ci mais li Sénégal réussir en un laps de temps lu ñu war a saluer la parce que lu mu mënti doon tey ji lu mat 3 millions de Sénégalais ñu ngi ci mutuelle de santé yi ñu ngi ci système agence couverture maladie universelle et politique boobu état définir lan moo ko wund woon ñu ne nan la ñuy xoolee nu ñu yombalee faju Sénégalais yi waaye tamit ñi nga xamante ne am nañu feebar yu tar nu ñu leen di jàppale ñu lancé couverture maladie universelle bañ ko xaymaa ba waxtaan ci lu ñu wax am na volet bu mënul ñàkk muy volet assistance médicale xale yi juddu di gaañ bëri na te diggante bu ñuy juddoo la bu ñu am juróomi at état na pour régler loolu naa jël décision def ko gratuitement fépp ci Sénégal poste de santé centre de santé xale bu ci juddu ba ngay am 5 ans boo demee foofu faju dañ lay faj gratuitement jox la garab bu dee garab yi disponible na foofu bu dee hôpital nag consultation rek la am loolu tamit des fois dañ koy leeral parce que da ngay gis ku tëb rek yóbbu doomam hôpital bu fekkee ne jëluñu ko ñu ne lii ñuy wax amul fekk poste de santé centre de santé lañu hôpital urgence et c'est déterminé par le médecin ñu ne femmes yi loolu ci bu ñuy wasin ndax césarienne dafa diis borom kër ba amul wala ñu hésité loolu bari na ñu ne loolu nuñ ko def état ne damay jël loolu gratuitement césarienne tey ci Sénégal képp kuy sénégalaise am sa carte d'identité rek boo ëmbee wala wasin césarienne def état da koy jël en charge carrément ñu ne dialyse insuffisance rénale c'est une maladie ruineuse et coûteuse kon loolu tamit nañ ko jël en charge ndax fajam rek ci semaine mun na dem ba ci ay 200 000 et 100 et quelques mille donc loolu dafa jafe-jafe bu mag la bi si des muy plan Sésame son excellence le président Abdoulaye Wade defoon ko fi excellence Macky Sall ñëw ne da koy renforcer ñu ne jëm 60 ans jëm kaw ñooñu war nañu leen jàppale kon loolu muy ñeent yooyu gratuité état ne mooy le tiers payant moom mooy fay à la place du citoyen donc ndimbal premier deuxième bi nag ñu ne 80% yële bu ñu bëggee seen faj yomb bu ñu bëggee yaxanal vraiment tamit seen poche jàppale leen pour que barrière financière boobu am diggante liy dox seen diggante ak faju ji ñu ne kon nañu teg mutuelle de santé bi ñu ko xaymaa tamit ñu ne cotisation 7000 état ne loolu dina diis ci njaboot dama koy subventionné à 50%. Donc sénégalais bu adhéré ak 1000 francs cotisé 3500 ci mutuelle de santé ñu jël en charge à 80%. loo war a fay ñu xaaj ko juróomi xaaj nga fay benn ñun mutuelle de santé fay ñeent. ci poste de santé centre de santé hôpital bu dee médicament 50%. ñu ne loolu bu ñu ko defee dina yombal faju askan bi dina tax ñu am une prise en charge précoce des maladies kon loolu dina permettre mu garantir au moins Sénégalais yëpp mën a yem ci couverture ndax li ñuy am noonu di fay 20% mooy 1/5 bi fonctionnaire doon fay. te fonctionnaire yi dañ ko doon fay 1/5 te amuñu médicament képp kuy fonctionnaire soo bëggee di fay 1/5 ba pare am médicament foog nga bokk ci mutuelle de santé bu fonction publique. cotiser fa juróom-benn weer soog a mën a prétendre à des médicaments mais ak couverture maladie universelle ku bokk suñu mutuelle da ngay am même avantage que ñoom plus 50%. fi ma ciy terminer ci loolu. mooy programme boobu li ko tax a jóg mooy yaatal couverture maladie. ci population yi. moom mooy fexe ba barrière financière bi deñ nit ñi mën a fegu faju ci njëg bu yomb te loolu damay wax li Ansoumana wax ci benn fànn ci waxam mooy
prévention promotion de la santé. dafa bokk ci li ñuy def ndax tey ji bu ñu sañoon dañ koy wax ci mutuelle de santé da ngay natt waaye doo ñaanoo yàlla teggi boobu ndax kenn ñaanul yàlla feebar. donc mu nekk volet yoo xamante ne état teg na ci jéego léegi nag le secteur de l'offre muy poste de santé centre de santé plateau ya prise en charge ay jafe-jafe mun na ci am mais damay rappeler rek une chose tey décision bii am nii ci urgence ci mois d'octobre les structures de santé yëpp daje woon King Fahd man ñu ngi foon ak SAMU municipal ak yooyu yëpp SAMU national ñu waxtaanoon problème urgence ndax dafa bari ñuy ñëw ñu ne duñ leen jël ndax fayuñu wala ñoom ñu ne hôpitaux yi am na ñu fa bàyyi seen carte d'identité dañ leen faj ba pare ñu bàyyi fa seen carte d'identité ñëwul ñu ne woon nag loolu jar na régler ba ku ñëw ñu mën la faj waaye day fàkk régulation bi réglé wu ba bu ñu ñëwee ba xool la bu ñu lay envoyé fenn fekk foofu am na place sinon dañ lay envoyé nga dem fii dem fële te loolu mun na ci jóge donc décision boobu tamit bi dañuy def ay visites à domicile dañuy def ay visites sur les lieux de travail gis nga yàggul dañoo signé ab USAID pour que mutuelle yi dugal seen loxo sur la santé maternelle xam nga nu ñu koy defee laay cérémonie bi ñu koy def dañuy def mobilisation sociale dañuy def dialogue communautaire léegi nag tey jii 3 millions yu ñu am la ñu bëgg ëpp na loolu bu ñuy wax ci couverture ñu nekk ay 49% 50% te 75% la ñu bëggoon jëm tey am na ay jéego yu ñu dese lu bëri loolu nag état am na lu ko ci war waaye population bi tamit am na lu ko ci war ñun ñi yore kuréel yi tamit am na loo xamante ne ñu ngi koy dox boo xoolee nag tey jii looloo waral campagne bi ñu lancé campagne bi ma wax sànq intensification sensibilisation pour nit ñi gën a xam lan mooy mutuelle ñu gën ko approprier wu gën ci mën a adhérer mais susciter la solidarité par le parrainage il faudrait que Sénégal li doon suñu valeur ci ndimbali ci jàppalante ñi mën dimbali ñu mënul nga bind sa njaboot waaye dimbali sa dëkkandoo dimbali mbokk tey ji Kader li ñu bëgg mooy benn financement participatif stratégie de collecte lañ def pour RSE sànq ñu ngi koy partenaires yi war a jàpp ci émission yi nañu jàppale enrôlement yi population indigente ci mutuelle les élus locaux yi dañu leen fal moi je parle de redevabilité sociétale de nos personnalités politiques dañu leen fal pour askan wi tax ñu am ndombal tànk ñu war a delloo njukkal askan wi jàppale lépp luy dimbali askan bi ñu dugal seen loxo mécènes yeex yëpp dañu leen di tàllal seen loxo mais les personnes ressources campagne bi des artistes se sont engagés pour porter la voix yokk communication ñu xam ne tey couverture maladie universelle am na de lépp doxul de lépp matul mais am na système assurantiel boo xamante ne ku ci bokk dina yombal sa faj loolu je pense que c'est un pas important. pourquoi pas mënoo leen am tamit ay éléments yoo xam dañuy déplacé wu porte à porte quartier bu nekk ñu dugg fa daal di ne tey commune bu HLM la ñuy jël dem kër ak kër sensibiliser nit ñi pour que aussi éviter à ce que ñu souscrire ci li nga xam ne seen ni moom la ñuy woote. santé pour tous bu ko defee nit ki aussi mën a gëm ni moom li ñuy wax rek xoddee ko balaa ngaa lakkale. leeralal leen ko xëy na balaa journée bi jeex mën nañoo am dara waaye. fi ngeen toog jàpp ni communication bi xëy na c'est au niveau du ministère wala sax ci rajo yi ci télé yi mais parfois am na ñoo xam duñ ko jotee. Kader loolu sax laa bëgg a leeral xam nga couverture maladie universelle dafa nekkoon dañ ko logé woon ci ministère de la santé mais récemment ci remaniement bi dañ ko jël yóbbu ko ci ministère développement communautaire de l'équité sociale et territoriale mais li ngay wax nii HLM laay waxee maa ngi team Solida dañu am ay agents parce que on a un programme d'appui pour la promotion des mutuelles de santé programme PAPMUT on a des agents nit ñi ñu ngi leen di ràññee ñu sol ay t-shirt ak ay Lacoste ñëw nañu def Solida bi def nañu HLM montagne ak yooyu yëpp dañuy def ay tirs groupés dans les quartiers dafa nag des lu mel ni Dakar tey am na lu ëpp 90 agents yoo xamante ne ñu ngi xëy suba ngoon di ci liggéey tey seeni élèves dañ ko lancé woon ñu ne seeni élèves ñaari cotisation 1000 francs pour parent bu amul doole mu am paquet réduit poste de santé centre de santé 80% médicaments comme soins pharmacie 50% mais hôpital consultation médicaments génériques mais su cotisé 3500 day am li ma waxoon sànq rek poste de santé centre de santé hôpital 80% loolu bu ñu ko defee dañuy jël agent yi ñuy dugg ci classe yi et maa ngi remercier IA daf ñu jàppale ci loolu mais sànq waroon naa ko njëkkee Ndeye Maguette médecin chef régional bu Dakar moo jiitee région médicale ñun dañ koy gërëm di ko sant parce que daf ñuy jàppale ubbul ñu buntu ñu ànd ak district yi promotion boo xamante ne rek am na ci poste de santé centre de santé dañ ciy àndaale di def visite à domicile yi ma def mais nag des na dañuy demander encore beaucoup plus de moyens pour def suñu ay activités dina mën a am
mutuelle de santé pour ñëpp en su fi nga commencé léegi nga commencé nga ni système bi doxul ni mu tëddee mënut a garantir nit ñi feebar faju nga teg ko ci ni ministre bi ñu fi nekk Abdoulaye Diouf Sarr nga am benn attaque personnelle boo def ci moom loolu yow ak moom la dafa am ndox seen diggante wala da nga gis ni dafa mënut. gis nga maa ngi gërëm Moustapha Mbengue ci analyse bi mu def léegi nii jëm ci mutuelle yi. dafa mel ni buy waaj a taw mu ngelaw li mu war a ngelaw yi moom def na rôle am mais pour que taw bi wàcc leneen la loolu bu su matulee taw bi bu wàccee mën na jaxas wala mën na néew mutuelle yi ngàccee ngàllaama ñoom ñi ngi def seen rôle en tant que acteur de santé mais dama ne bu fekkee ne da nga jël budget ministère de la santé tout court ñu waroon ko ba 15% budget bi fan la toll gis nga chaque année laa wax chaque année ci télé laay waxee Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi may dégg 2018 2017 ba 2019 bii ñu génn 2020 bi tàmbalaguñ ko xamaguma nan lay mujjee mais année yëpp laa gis nga bu ñu dugalee ministère de la santé 100 000 francs la 100 000 francs en janvier 100 000 francs ba décembre maanaam 100 000 francs bi ñu commencé janvier février dañuy ñëw la 100 000 yi ñu la joxoon jox ñu 50 000 yi wala jox ñu 50 000 yi. kan moo koy laaj. état bi moo koy. moo lay jox moom la ñuy wax ponction budgétaire. dañuy dagg budget yi yóbbu ko feneen fu dul ci wàllu santé. gis nga foofu amul priorité moo tax. moom lay wax nii xam nga bu fekkee ne dañ jox ministère de la santé ne ko doxalal lii. mu ngi dem ba ci biir maanaam sa soxla bi nga bàyyi bu fekkee ne joxe nga dépense 10 000 francs nga bàyyi ba 9h30 nga ne soxla si 10 000 ma joxoon jox ma 5 000 yi nga bëgg laaj nag même résultat ba nga laajoon du mën a nekk. ministère de la santé problème ba fa nekk mooy problème organisation ak problème priorisation. gars yi seen priorité du sénégalais yi déedéet du man en ce moment déedéet. ñoom seen i priorité mooy naka la ñuy fexee ba recruter seen i ay militants seen i ay nit ministère de la santé dama nga xool seen organigramme dama nga génne seen i ay nit ña fay liggéeyee ña Abdoulaye Diouf Sarr signé le contrat ba mu fi nekkee ak léegi lu ci bari hôpitaux yi soxlawuñ leen xaalis da boo xam ni dañ koy jël di ko fayee seen ay nit or boo demee ci hôpitaux yi ñu ngi soxla infirmier ñu ngi soxla ay médecins soxla ay aides infirmiers soxla ay sages-femmes yooyu ñu ngi fii di chômer liggéeyuñu et pourtant ñoo méritoon ay contrat mais man Abdoulaye Diouf Sarr oma moom benn xarma yàlla sama papa bu jugoon yomel xiyam ñoo yor ministère de la santé comme ni ko Abdoulaye Diouf Sarr yowoon ma ne ko papa yaa gën a yées ci ministère si ñu jiite ministère de la santé loolu nag sana yanaa ak sama papa Abdoulaye Diouf Sarr ministre yi ma xam man ci santé yi jaar santé moom Abdoulaye Diouf Sarr moo ci gën a yées man rek waxuma ko de gis nga tey jii même le système même boo demee biir ministère de la santé rek agent ministère de la santé tout court dans les hôpitaux les gens ne sont pas motivés li tax affaire bi doxul xam nga lépp loo gis dafa am leadership Abdoulaye Diouf Sarr maanaam du kilifa matul kilifa maanaam amul téyewul ministère de la santé am na koo xam ne tey jii turam rek bon wala su génne rek ñu xam ne diwkat génne na mais koo xam ne saa yooyu génnee gars yi gis yoof man dama wax mu leer de man bàyyi naa ministère de la santé parce que Abdoulaye Diouf Sarr ñi muy recevoir ñëpp ay waa yoof lañu loolu bind naa président de la République ci loolu. la faute à qui? La faute c'est ce président Macky Sall. Macky Sall la ñu fal ñun Abdoulaye Diouf Sarr ñun Macky Sall moo ko nommé bu ko neexoon tey Abdoulaye Diouf Sarr jóge ci bopp ministère de la santé man Ansoumana Dione loolu laay laaj te acteur bëri moom la ñuy laaj Abdoulaye Diouf Sarr yorul santé gis nga tànk ñi ngi doxalee nii Sénégal yëpp laa wax daañu dee ci ay feebar li may wax loolu leer laay wax nii Sénégal ay fajuwuñu te buñ continuer nii musiba moo ñuy dal il faut que ministère bi ñu dégg ko ay nit yu bëgg man Ansoumana Dione man kan ma xamul tey si réew mi tey ji man tey Sénégal bu heure bi ñu toll fii dof wootoon tey ci mbedd bi Macky Sall nee na dëkk bi set loolu la wax na dëkk bi set mais dëkk bi set mi ngi tàmbee ci ay xel yu set ba noppi tant que xel yaa ngi tilim accident yi day bëri ci mbedd mi agression yi day bëri ci mbedd bi xam nga agressé nañ fi ay chinois
Macky Sall di wax ñaata nit lañ fi agressé chaque jour loolu yëpp ci wàllu xel la ñaata nit lañ fi rey ndax 100 francs ci wàllu xel la loolu yëpp gis nga santé mentale division santé mentale demal foofu fii may waxee nii fii may waxee nii ma nga tëjee ajjuma ba altine ba ajjuma ma ngay tëjee te man en suma suñu borom may ma xam-xam ma mën a fexe ba bépp doomu aadama la ba am feebaru xel xam nga ñi affaire CMU la ñu wax dama ne képp ku am feebaru xel au Sénégal fii laa koy waxee ñu faj la ba nga wér te doo joxe benn dërëm laa wax daañu la faj jox la ay garab muy hôpital psychiatrique bu Thiaroye laa wax muy foofu mënti doon am nañ possibilité man Ansoumana Dione teg une politique boo xam te ni de santé mentale boo xam ne amul benn sénégalais boo xam ne di nga génne sa poste pour faj sa mbokk ba mu feebaru xel xam nga bu ñuy wax santé. mais santé su ma nee santé tey dafa yaatu santé physique mentale ak institutionnelle sax wax naa la ko. foofu laa jëm si bëgg ci kanam ñu dem ci. foofu laay mais fi ñu toll nii man li ma gën a remarqué mooy attaque personnelle bi laa gën a gis mais li may gis moom mooy même bu fekkee Abdoulaye Diouf Sarr mënu mais am na staff bu nekk ci ginnaawam. Kader Abdoulaye Diouf Sarr mook ay staffam laa wax. mook staffam ñoom ñëpp dañuy complot contre le peuple sénégalais docteur Alice Diouf sama xarit docteur Alice Diouf parce que ñoom ñëpp sama ay xarit lañu. ñu ngi Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi fii mu ko may yore su may xarit lañu. mais man yow mi Kader boo fa nekkoon doxalee nii ma dal sa kaw parce que man intéressé wu ma mais askan wi ñoo ma intéressé. Alice Diouf muy directeur de cabinet bu Abdoulaye Diouf Sarr ñoom ñëpp laa wax ak DG Xemes docteur Xemes. docteur Doucouré lu contre la maladie ma ne tous ces directeurs là DRH ñoom ñëpp laa wax seen intérêt lañ fa nekkee askan wi yëtalu leen Macky Sall gis nga tànk xool li may wax nii ñoom dañu ma weddi ñoom face à face ñoom ñëpp laa wax ñoom ñëpp Abdoulaye Diouf Sarr Alice Diouf ak tous ces techniciens ma toog ak ñoom su ma waxee duñu ma tontu. mais ndax kon gisuloo ni kon mutuelle de santé yi ñoom ñooy solution wi pour dimbali Sénégalais ci seen wàllu wér-gu-yaram parce que aussi mënuñu toog ba lépp ne këpp na jon ñuy daw di wute fu ñu jëm donc bu amee initiative bu mel ni ñun mën nañ ko saluer parce que dañ naan au moins am naa fu ma geralee sama bopp di denc ndax bu dara amee au moins ma am lu ma sauver le temps que système bi di changer. gis nga ñii. Macky Sall bi muy lancé CMU man maa ngi foon toog. maa ngi foon toog ci salle ba jël fa kaddu maa njëkk jël kaddu ci kanam Macky Sall kaddu dama bàyyi ba Macky Sall jóg taxaw di waaj wax ma jóg interpellé ko waaye tontuwuma jàlla ma ko interpellé maa ngi foon ñii ñoo doon keroog kilifa yi bés boobu ñii ñoo ko moomoon ñii lañ jël xaalis teg ko seen loxo ay chèque teg ko seen loxo man na ndeysaan baax na de baax na lool Kader ñaata yoon ngay joxe nit di joxe dépense jabam dem marché ñëw ak loxo neen marché neexul tey jën amul man dama dëkk ci taatu géej démb sama doom di togg suppu kànja indi jën ne 500 francs ma ne ko 500 francs ma xalaat ne waa Dakar ak ñooñu parce que ñun jën yaa booy 500 francs dafa cher man dama dëkk rek ci taatu géej ma sant yàlla c'est-à-dire que mën nga am xaalis waaye boo demee marché am xaalis taxul laa am jën day fekk gars yi demoon géej ñu di jën waaye bu ñu indiwul jën amal sa xaalis doo am jën. lan nga bëgg a wax foofu. waaw kay xaalis bi su amee xaalis bi baax na de waaye xaalis bi taxul ñuy wax dafay fekk ne boo demee hôpital ba sa biir di métti jigéen bu ëmb mu fekk fa un gynéco mu fekk fa sage-femme mu fekk fa infirmier bu fekkee ne accident la ñu fekk fa urgentiste ñu fekk fa ñi nga xam ne ñoom lañ soxla mais dama ci région yi amul fa plateau médical bi dañ ko war a defaraat balaa nga naam nekk fa amal xaalis gaa taxaw mais bu fekkete ne ki la war a seet wala pharmacie ba nga dem nga war a jënd garab donc amu fa fan yëpp coow li ki ñaa ngi koy dégg Abdoulaye Diouf Sarr man su ma Abdoulaye Diouf Sarr man Ansoumana Dione la barke Seydina Mohamed ma tekki sama ndombal tànk xam ne man amatuma raison d'être parce que pendant des mois garab amul man maa njëkk bind ne garab amul ci hôpitaux yi hôpital psychiatrique bu Thiaroye dëkk ba xam ne la ñuy faje dof bi dafa manqué amul ak yenn médicament ñu koy wax di ko ba fan yi ñëpp jot si ba PNA nangu ne am na problème waaw buñ demee ba amuñu garab dëkk ba amul garab waaw kooku ki kër ministère bi lan la wax def
Macky Sall laa wax sama baat ci kaw bu jëlewul Abdoulaye Diouf Sarr ci bopp ministère de la santé et de l'action sociale c'est une demande sociale c'est-à-dire dama gis ko rek benn journal bu bind urgence à l'urgence man ma ne la santé ci boppam moo feebar te feebaru santé xam nga kan la mi ngi tudd Abdoulaye Diouf Sarr sama yaay Diouf la sant. mais waaw. waaw Kader. dama doon wax rek ni tey. en ce moment li ngay wax xam nga nit. da nga nekk ci système. et ñëpp xam nañu engagement bi nga am pour la santé mentale. rupture garab yi sànq wax nga ko boo ci waxee ñëpp xam nañ ni am nga maîtrise ci loolu. mais tey dañu nekk ne nañu wax ci santé. c'est vrai am na solo li nga wax. nit bu bëggee faju foog mu dem war a faju fi muy faju foog mu am ay jumtukaay mu am garab mu am médecin mu nekk fi donc le système. moi je voudrais ñu wax ci système bi. tey lan moo dox. lan moo doxul lu ñu war a améliorer. parce que tey man Moustapha Mbengue citoyen la balaa may jiite mutuelle de santé balaa may liggéey ak couverture maladie universelle wax naa ko sànq sama njëlbeenu wax waa Grand Yoff yee nga xamante ne maa ngi leen di tàllal loxo di leen nuyu ndax ñoo ma fal ci mutuelle de santé ma soog a dem département ba fay nekk président bay dem ci région mais tey y a au niveau du Sénégal plus de 15 000 personnes yoo xamante ne ñu ngi liggéey bénévolement ci mutuelle de santé yi ndax ñoo nekk ci conseil d'administration yi 676 mutuelles bu ñu ko teg fu nekk am conseil d'administration boo defee le calcul rek di nga xamante ne bari na tey am na ñoo xamante ne ñu ngi toog di xool nu mbir mi doxee léegi nag ñaari tànk moom moo am c'est le secteur de l'offre mais poste de santé centre de santé hôpital fa nit ñi war a fajoo ak jumtukaay yi ak nu muy doxee doxalin yi ak manquement yi fa am ak yooyu beneen bi ci des muy la demande parce que tey même bu hôpitaux yi baaxoon ba mel ni yu France yi ñu teg ko fi nit kii bu toogee jàkkaarloo hôpital ba amul lu mu fa demee du dem kon ñaari affaire daf ci am mooy nan la ñuy defee ba yombal faju askan wi parce que tey couverture maladie universelle am bañ a am ministère santé dox bañ a dox nit ñi foog ñu feebar nit ñi foog ñu faju kon foog nit ñi dem ci poste de santé centre de santé léegi est-ce que en attendant plateau technique yi ni mu war a mel mu mel ko lépp mu war a am ko nu ñuy fexe ba Kader bu feebaree bu war a fay ñu yombalal ko fajam ni ko fonctionnaire bi amee ni ko privé bi amee loolu c'est une question c'est la demande nous sommes là pour enlever cette barrière financière permettre à quelqu'un bu nekk Fongolami ka nekk Daaru Muxti ka nekk Bunkiling kooku buy dem ci hôpital ba bu waroon fay juróomi téeméer mu fay téeméer ñeenti téeméeri mutuelle jël ko dimbali nañ loolu ci faj bi tey feebar yi bëri na fi Ansoumane waxee aussi xel mën na koo nangu waaw léegi foofu laa jëm dama waaw fekkee si nit ki souscrire na am garantie yëpp kayit kese taxul mu faju il faut benn plateforme boo xam ne foofu laa jëm waaye nit ki dafa mel ni école gis nga am na loo xamante ne ci dëkk du fo éducation santé sport culture nit ñi dañ ci war a am ay consensus yu fort c'est ça tey Abdoulaye Diouf Sarr yaa ngi koy tudd dafa remplacer ministre dina ko remplacer ji système bi am na manquement yu ci amoon balaa muy ñëw yokk na wàññeeku man nekkew moo fi ci loolu yaa ngi tudd Yoff sànq sama mbokk yi may nuyu waa Yoff man may lébu père ak mère nag wax dëgg yàlla lébu ci ndey lébu ci bàyyi donc boo tuddee Yoff yaa ngi tudd sama mbokk yi mais tey il faut que ñu le carcan partisan muy Abdoulaye Diouf Sarr muy ministre bu mu mënti doon ku ñu fal dañ la far ngir askan bi système bi ñun d'accord nañu ni am na lu ciy dox d'accord nañu am na lu ci doxul dañ ko war a saafaraal war nañu fexe ba nga xamante ne Sénégalais bu dem ci poste de santé centre de santé dem ci hôpital mu mën a faju ci anam bi mucc ayib moo tax sànq ma tudd région médicale Ndeye Maguette dafa ànd ak le gouverneur Sall ñu ooñu ñun acteurs yi ñu def tournée ci région de Dakar ñu dem visiter 10 centres de santé bi ñu demee gis nañ fi ay manquement ay bloc opératoire yoo xam ne dafa am lu mu manqué am lii mais ba ñu paree dañu dem ca bureau gouverneur toog ak waxtaan ak moom ne ko lii lañ fa fekk jumtukaay yi manqué na ci centre de santé bu Hann Bel-Air bii manqué na bu Wakam bii lii ñu waxtaan ca
ba ñu paree gouverneur je pas télé laay wax de gouverneur Sall ñëw oo ñu conférence de presse ñu oo toute la presse ñu toog waxtaan xam nga lu ñu lancé la coalition pour la santé de la mère et de l'enfant gis nga ci coalition boobu jour bi ñuy def restitution bi oo structure de santé réseau femmes yëpp waa ñëpp ñëw ci si la ñu njëkk a posé wax fa affaire problème urgence le professeur Bey bu SAMU national mi ngi foon def benn présentation ñu wax difficulté régulation yi pour toucher hôpitaux yi wala transfert yi am ku ñu référé mu ñëw Nabil Choucair ñu jël ko yóbbu feneen mais xam nga lu ñu jàppoon suñu réglé problème mu 10 centres yooyu dina tax nit du jóge Kër Massar foofu amul ku ko jël ñu indi ko Nabil Choucair bu feesee ñu koy yóbbu fenn loraange mun ci am ñu trouvé ci ay solution coalition boobu pour la santé de la mère et de l'enfant moo tax ñu ne dañuy lancer campagne xoolal ni ñu tuddee suñu campagne 1 million de femmes ak d'enfants xam nga lu tax foog ñu yombal faju askan wi léegi nag gis nga économie d'échelle flux financier boobu ci cotisation nit ñi mu ñëw ci structure mën na permettre à des postes de santé et des centres de santé ñu renforcer wu gis nga le système sanitaire ci Sénégal ñun ñi nga xamante ne dañuy joxe lettre de garantie nit ñi dafa dem tey damay wax ne nous sommes le syndicat des usagers de la santé. mais man li ma bëgg a gis moom mooy est-ce que coono bi ngeen ci am jaroon na ko su fekkee ne si ni gis nañ ni am nañ quand même ay institutions yu dëgër yu fi ne yu ñu yaakaar. lu mel ni tey ji assemblée nationale. foofu laa jëm da ngay ñëw léegi. da ngay ñëw li mu wax léegi ne solo gi mu am. xam nga nee na bu ñu amee xaalis. ñaari tànk yi la offre ak demande. fekk ne am nañu xaalis dama jox rek ñaari exemple de parce que man santé man je parle de la santé globalement la santé lay wax man santé. parce que nit dañoo foog ne man santé mentale lay wax déedéet man lépp lay wax tey jii demal pneumologie wala nga dem neurologie nga yóbbu malade léegi de ñuy jox la xaalis nga dem teew. nga sonn nii de nga sonn ba mënoo wax ñu jox la rendez-vous dans 2 mois ou 3 mois ñu jox la rendez-vous dans 2 ou 3 mois fii may waxee nii am naa benn détenu bu nekk Rebeuss maa ngi ciy woo directeur prison fan yëpp nii mooy kii rayoon doomam en Rufisque yóbbu ko prison ma yóbbu ko médecin bi xool ko SAMU yóbbu ko ci médecin bi xool ko psychiatre bi xool ko pour expertise bi juge bi demandé woon médecin bi ne nañ ko defal ay analyse mais analyse yooyu mais ba nii directeur de prison loolu la ma wax daf ci am yoo xam ne ay scanner la te scanner yi sur rendez-vous la rendez-vous ñoo yàgg dem nañ ba ay mbokkam sax dañu xaw a jaalef ne man la mbir mi day du lenn lu dul waa prison ba ñu am rendez-vous ak ay hôpitaux xamaguma nag fan lay mujjee donc gis nga lenteur yooyu noonu ak li gouverneur wax maanaam il faut que ñu am mooy comme ni mu ko waxee léegi nii gis nga nit ki soo ko bëggee dimbale fu mu nekk nii ñun ñëpp ñaan nañu yàlla bu 13h bu 13h xam naa ne gars yi dañ ne waaj dafa bëgg lekk bu 13h yàlla wërsëgal ñu añ bu neex a neex mais ndekki moom passé nañ d'accord xam naa ni waajoo yàlla na yàlla indi saafara ci moom lañ koy ñaanal d'abord ndax tamit bëri na ci ay morom li ma bëgg a wax mooy est-ce que du woon gën à l'Assemblée nationale ñu voté benn loi boo xam si ne ni dañuy obliger nit ñi à la souscription de mutuelle de santé pour tous nga xam ne seen ñëpp dinañ ko mën a am kenn dootul amati sañ-sañ ni man awma benn mutuelle boo xam si nekkuma ci. sax xam nga suñu lañ ci. autorités yi ñu ngi ñuy dégg dañ ne Sénégal il faut mu dem vers une assurance maladie obligatoire même bu fekkee ne c'est une obligation intelligente. tey jii dañ doon changer permis yi mënoon nañu wax ne ni ñu leen laajee groupe sanguin. il faut que nit ñi am assurance maladie pour mën a am permis bi ñu jël carte d'identité waxoon nañu ku sa carte d'identité réer après 10 000 francs nga koy defee donc loolu tey mun nañ ne sax pour le financement tey ku ñuy financer war nga am assurance maladie en ce moment tey jii ñun ñu ngi waxtaan ci couplage microfinance gis nga tey boo demee ci yenn couche population yi nga xool li ñuy daj xam nga système bi nu mu munti mel nit ñi dinañ ëmb dinañ wasin tey ku bokk ci mutuelle de santé tey sa soxna bu ëmbee ñu ne ko da ngay def échographie ñu xool bu amee juróom benn weer mu defaat échographie bu amee 9 mois balaa wasin ñu xool ndax ni mu ñëwee baax na muy ñetti échographie bu nekk 15 000 muy 45 000 ku bokk ci mutuelle de santé ñetti échographie yooyu mu ngi lay dikkee 9 000 francs tey bu fekkoon ne da nga war a wasin normal accouchement beex yépp mu nekk 50 000 nga bokk ci mutuelle bi 10 000 francs ngay joxe boo xoolee 10 000 francs 9 000 muy 19 000 francs matul ñeenti junni te yaa ngi waroon fay ñaar fukki junni yu manqué junni ndimbal boobu
tey ni ñuy fexe ba nga xamante ne xale bu feebar rek yaay ji mën ko gàddu yóbbu ko te du xalaat ne dañ may laaj xaalis aw ma xaalis mënu ma ko faj mais day dem rek ñu faj ko ci 0,5 ans yooyu ay avancé la léegi li ma bëggoon wax ci li Ansa mën a wax ci li ma d'accord ak moom gis nga rendez-vous yi sori c'est un problème gis nga bi ñu waxee gouverneur ak région médicale xam nga lu ñu wax dañu ne suñu réglé 10 centres de santé yoo xamante ne bloc opératoire yu bëri mi ngi fondé yi mu manqué woon bëriwul des fois personnel des fois yeneen dañ ne dina désengorger les structures les districts de Dakar ndax sinon yi nekk banlieue yi yëpp dañuy ñëw foofu mais bu ñu 10 yooyu fonctionné plus yeneen yi dina tax rendez-vous yi gën a jege prise en charge famille du ñu dem di xëy suba dem 8 heures di fa jóge ba midi yooyu problème lu am la foog ñu nangu ko gis nga rendez-vous yi sori man am naa sinusite mus naa dem ñu jox ma rendez-vous 2 mois après kon loolu kenn mënu ko weddi système bi am na yu doxul mais bu ñuy jooyanti nañu ne léegi am na système bu ñu fi teg boo xamante ne tey dina permettre un Sénégalais li mu waroon fay ci at bi yëpp mu xaaj ko juróomi xaaj mu fay benn donc dépense catastrophique en santé boobu yaxanal la koom-koomu ménage bi ndax nit ki li muy économiser dina dugg ci location dina dugg ci dund dina dugg ci jàng xale yi léegi nag système bi qu'est-ce qu'il faut gisoon nañ fi ay appareils yu panne gis nañu wax nga déficit ci yenn zone yi parce que man Dakar laa nekk xam naa ne il y a une accessibilité géographique une bonne distribution des postes de santé centres de santé mais am na dëkk yoo xamante ne gën na sori am na dëkk yoo xamante ne xëy na seen plateau tamit xaw na des même fii am na ko ci poste de santé centre de santé partenaire état war nañ ci def jéego yu am solo li nga wax ci pourcentage également ñun budget santé bu ñu koy voté bu ñu sañoon 15% yi dina ko mat ñu gën a yokk priorisation ci ñetti laaj rek laa bëgg bu ci nekk mu am question réponse bu gàtt xëy na pour dimbali sam bopp dimbali wàllu téléspectateurs yi bu njëkk pour que nit ki bénéficier wu ci mutuelle de santé yi lan moom moo ko war photocopie carte d'identité ñaari photo mu joxee 1000 francs pour adhésion mooy carnet bi cotisation 3500 képp ku mu bëgg ci njabootam mu bokk ci mutuelle tamit 3500 muy juróom-ñaari téeméer la koy joxal carnet bi mën na jël 18 personnes te am yaay doom mën nga jël ku la neex ndax nit ki dafay xaar ba feebar mu dem souscrire wala da ko war a def loolu la ñuy bañ ndax moo mën a ndërmeeloo mutuelle da ngay fegu la doo xaar ba feebar ñoo bokk ci ndax ku bokk sax ba cotiser ci mutuelle dañ ne la da ngay toog ak ab diir 1 mois nga ñu soog la mën jël en charge ndax dañu bañ en ce moment xaar ba feebar rek ñëw bokk ci mutuelle faju bu dee mutuelle ñu feebar rek kay ñëw di ci bokk kon dootul doon dimbalante da ngay natt sa morom natt ku feebar ñu mën ko ci jël faj donc système de solidarité la mutuelle est un mécanisme de solidarité une association de personnes à but non lucratif qui essentiellement par le biais des cotisations permet à des gens de couvrir le risque maladie kon kuréel la boo xamante ne da ngay natt sa morom natt ku ci feebar ñu faj ko cotisation yi naka lay demee c'est mensuel cotisation bi juróom-ñaari téeméeri benn yoon rek la ci at bi foo feebaree ñu war la jël 80% pour benn nit bu nekk nit bu nekk 3500 ci at bi yëpp ci at bi yëpp ba at bi jeexee nga renouveler sa cotisation su wax déggee woon nga ko noonu nii laa ko def question réponse dama bëgg mu leer sama bopp ak nii laa ko mës a déggee te nii la mës a amee gis nga nag bu kilifa yi juboon bu système bi baaxoon ñii gis nga ni weñ di toppee suukar askan nii la waroon toppee gis nga bi fi jaaree ci yoon ñoom dañuy toog nit ñi di leen fekk si comme ni taalibe yi di demee seeti sëriñ si pour ñu ñaanal leen mais boo gisee sëriñ bi doo ci gën a taalibe yi rek c'est parce qu'il y a problème ñii nii il y a problème ñii war ñoon daw ci gannaaw population bi ni ma ko déggee noonu la waroon a demee mais boo jëlee ni mu wax tout le temps bu fekkee ne le président de la République le président Macky Sall le ministre de la santé les techniciens de la santé le système de la santé la politique sanitaire qui n'existe pas au Sénégal dama ko daan wax nit ñi di laam-laamee waaye léegi kilifa yi mag ñooy taxaw ne Sénégal amul politique de santé waaw ma leen na fi amul politique de santé man en ce moment man bokkuma ci benn mutuelle dugguma ci affaire CMU bi mu tàmbalee dama ne c'est du bluff astafurlah dama ne c'est de l'arnaque parce que man ans bëgguma ku ma truander c'est de l'arnaque ñu doon ba ci kanam benn kilifa gu mag ne c'est du bluff te ki ko wax expert bu mag la
nit ku weex la mu ne c'est du bluff. bluff boobu le Sénégalais constaté tey jii bu ñu demee ba docteur Das. ñu bàyyi la nga takk sa micro antenne ñu dellu si waat ci wax jooju 88 628 15 14 88 628 15 14 moom moo leen mën a boole ci waxtaan bu ko defee ñu ubbil leen téléphone bi may leen possibilité yoo xam yéen aussi di ngeen mën a bokk ci waxtaan bi ñu di ci ànd ak nga xam si ne moom moo di Moustapha Mbengue ak nga xam si moom moo di Ansoumana Dione yéen téléspectateurs aussi ngeen mën cee bokk dama ni dinañ waxtaane li nga xam si moom moo di santé physique mentale et institutionnelle xam naa ni waxtu bi ngi sori ba ci lépp xejul dinañ ko delloosiwaat incha allah waaye waxtaan moom moo am solo ba yenn questions yi sax dañ ko mujj dafa ñaale yóbbaale ko 88 628 15 14 Ansou su fekkente ne xam naa ne dañuy woo waa bi waa technique bu ko defee ñoom ñu ñëw xoolale sa micro waaw kon c'est bon donc su fekkente ne ministère de la santé moom li ko war ci wàllu former ay spécialistes defu ko parce que spécialistes yi dañ koy fàtte ENDSS mi ngi ni ñaata yoon laa proposé fi ñuy former ay techniciens supérieurs de santé parce que boo demee université spécialisation bi dafa laaj xaalis bari boo demee ci sunu kii ni ay tunisiens ay marocains ay tubaab ñoo fay jàngee parce que ñoom seeni réew dañuy def ñoom xaalis bu fekkee ne état bu Sénégal priorité am la du nit ñi déedéet ay bâtiment la ay infrastructure la nañ ko wax mu leer xaalis bi ñuy jël di dugal ci bâtiment yi biñ ko dugaloon ci biir wér-gu-yaramu nit ñi kon ñii tey jii seen liggéey dana neex parce que nit ñi ñoo leen di fekk si man Ansou bokkuma je refuse d'être arnaqué l'état du Sénégal est en train d'arnaquer depuis plusieurs années sa population et c'est injuste waaye li may wax di ko waxaat gis nga ministère de la santé ministère de l'éducation ñaari ministères yi gis nga ni état bi fonkee ministère de souveraineté mooy ministère de l'intérieur ak ministère des forces armées lu ko raw la waroon fonkee santé ak éducation Abdoulaye Diouf Sarr c'est comme si dafa jënd ministère de la santé man loolu laa gis man moom ministère de la santé ci si lan parce que moo gañ a Yoff nga dem toog Yoff na nekk maire de Yoff gis nga commune bu Yoff bu fekkee ne yow da nga gëm waa Yoff man Ansoumana Dione bëgg ma nekk ministre de la santé bëgg ma ministre de l'intérieur man leen rek laa bëgg en santé mooy ma dimbali ñu amee feebaru xel tout court te mën naa ko à part man au Sénégal kenn si ñoom mënu ko ñoom les médecins la professeur Mamadou Abdou Thiam il l'a dit nee na Ansou li nga xam ci santé mentale kenn xamu ko man dañ ma woo ba ma ñëw docteur Tine docteur Doucouré ne ma dañ lay signer contrat pour nga liggéeyal ñu ma leen nekk nañ signé ñu ne ma dama defal say këyit ma yónnee Kaolack defal la samay këyit ba mu des nationalité nationalité bi sax ba léegi sax mi ngi tribunal bu Tëngéej dellootum fa parce que dama ñëw gaa ñi doon ma gëmloo kaa ñu liggéey en attendant ma leen déedéet balaa ma liggéey damay signé kay ba noppi dañu boole jël sama xam-xam jox ma leen xam-xam bi ñu jékki-jékki génn ci contrat bi ne ñoom sax léegi signé tuñu contrat ma leen man yéen a ko demandé man soxla ma nekk contrat ministère de la santé sama xam-xam ngeen soxla pour ma doxal leen santé mentale ci benn pour sa nekk benn bureau bu ndaw la dama leen man boole ma joxoon division santé mentale am na benn journaliste comme Dofane Diouf bu defoon benn pétition pour ma nekk chef division santé mentale ma ko loolu li saxlaat la te sa yéen rafet la da ngay xool CNRS mi yor affaire sida bii ab tàppan ngan di bâtiment doo gis mukk ba gis nit ne kii am na sida bariwul xoolal dof yi ci dëkk bi foo tourné ci mbedd bi ci kër yi jam ñaajo am na ay dof yi sonal ay nit jam ñaajo jamono yu meex nii Sénégal yëpp dof yaa ngi sonal nit ñi muy problème de sécurité xoolal tey jii division santé mentale benn pour ndaal boo xam ni kenn newu fa man bu ma joxoon division bi day génn ministère bi ma tabax bâtiment boo xam ni mooy ëpp CNRS ngir askan bu Sénégal waaw ku mel nii nga am ko ci réew président Wade xam ma man owoon ma Macky Sall xam ma di ma daw Abdoulaye Diouf Sarr xam ma di donc di ma daw mais ku mel noonu bu ñu ko bàyyee ministère de la santé man Ansoumana Dione ak samay morom nag laa wax ma ne waa ministère de la santé seen bopp laa wax boo demoon tey tànn leen micro seen biir ñoo naan Abdoulaye Diouf Sarr nekk nañu abal boobu ensuite bâtiment ba laa wax mais loolu ay attaque personnelle la Ansou franchement xëy na bu ñu waxoon ci santé de manière plus large parce que li nga ci wax ni leer na mais man xam nga santé Abdoulaye Diouf Sarr day mel attaque personnelle la santé c'est-à-dire Ansou dafa ñu Kader même tuuti xam nga su nee santé man Ansoumana Dione am na ko fi ne woon dama ko yow di ma abal ministère de la santé te abal na ma
Eva Marie Coll Seck. bëgguma tudd parce que nekkatu fi. waaw parce que dañuy jàppante. Abdoulaye Diouf Sarr moo fi nekk. bu fa Bamba nekkoon sama xarit Bamba mii. Bamba su fa nekkoon di doxalee nii. ma ne nañ ko fi jëlee Abdoulaye Diouf Sarr moom mooy le ministre de la santé. La santé, la politique de la santé, l'état de santé des Sénégalais dépend de lui. léegi nag bu fekkee ne muy dépend ci ko xam ne nii amul benn volonté. mais man tey jii su ma oowee ci santé. mënu ma wax leneen lu dul loolu. voilà d'accord. waaw ay ci allez-y ba pare ma doon. Kader dama bëgg rek ñu recentrer un peu. c'est-à-dire en ce moment wax na lu am solo. tey neewoon na ki fi nekkoon waxoon na dina ko abal kooku dem na. nee na ki ñëw tamit. baaxul dafa yées kon bu keneen ñëwee. kon xam nga kon man damay jàpp ne. kon affaire bi nekkul ci ministre. xëy na ci orientation état ci politique mais dafa wax lu am solo. nee na bu ñu ko joxee division boobu mu dox ko. moom mi ngi continuer di dox santé mentale. mi ngi continuer di fexe ñooñu di faju. mi ngi continuer di yóbbu nit ñi ci système bi. nous sommes également dans notre rôle. tey CMU mënul nekk arnaque ndax tey. ce qui s'est passé avec la CMU bi ñu lancé couverture maladie universelle dafa baax ñu wax ko. état dafa jaar ci gouverneur. ñu jaar ci préfet ñu jaar sous préfet ñu dem toucher les maires. ñoom ñu bind ay circulaire envoyé ko à l'ensemble des postes et centres de santé. ils ont convoqué les associations ASC Iliman délégués de quartier les personnes ressources ñu dajale leen waxtaan ak ñoom ci processus création mutuelle de santé. loolu bu mu amee les porteurs d'enjeux la ñu oo ñu waxtaan ak ñoom. nit ñi toog réunir def formation def ay comité d'initiative mutualiste wër ci quartier ñu pare ñu ne def leen assemblée générale ngeen tànn ñi leen neex ñun ñoo def suñu assemblée générale ñoo def suñu conseil d'administration ñoo def suñu bureau exécutif gérer suñu mutuelle la ñu séq ak état mooy tey la subvention complémentaire donc nit ñi di adhérer di cotiser ci seen mutuelle état war a jox subvention xam nga tey cette dynamique communautaire de responsabilisation de la communauté dafa am solo mooy askan wi jël leen en charge seen problème de santé du ñu ay agent au ministère dépendre ñu ci ñoom kon tey li am solo mooy ku bëgg système ku d'accordul sa doom dina jàngi école ndax éducation nationale ma ngay dox ndax programme bi baax na il faut que suñu doom yi dem école kon nañu fexe xale yi dem école dem jàngi santé bi système bi am na problème mais nit ñi foog ñu feebar faju waaye léegi bu ñu toogee ne système bi tey offre bi des na doxul kon bu ñu def mutuelle de santé bu ñu def CMU mooy nañu bàyyi nit ñi ñuy fay lu cher tey hôpital ñëpp xam ngeen ne dafa cher tey am na ñoo xamante ne ñu ngi am ay fibrome ay myome ay jigéen ñu war leen opérer ñu war a fay 200 000 bokk ci mutuelle kooku mu fay 40 000 nga économiser ko 160 000 francs kooku bu ñu ko bàyyee ne système bi doxul mutuelle kon CMU baaxul est-ce que kooku dina am 200 000. mais gis nga lu muy jur comme loraange. dafa am lu la ci bëgg a dolli loolu li ma la ci bëgg a wax ci loolu. mooy da nga nekk acteur communautaire. di xeex ngir askan wi yàgg sonn ci ñoo xam ne am nañu feebaru bopp. te li ngay wax ci système santé am na moo tax ma bëgg. man waxam man ko doon déggee feneen waroo yàq sa wax. man maa ngi ko doon déggee feneen fudul ci mutuelle de santé. maa ngi ko doon dégg ci peut-être programme Sésame. waaw man personnellement. maa ngi ko doon dégg ci programme Sésame. di ko dégg aussi ci santé mère enfant ci yi nga xam ne surtout xale yu ndaw yi de 0 à 6 ans xëy na ñu baree bari ci yaay yi bu ñu déggee ni xale yi dootuñu faj bu ñu demee hôpital dañuy gis ni kat de 0 à 6 ans bi ñu leen wax am nañ jafe-jafe foofu. 0,5 ans nga jógee foofu ñu ne la Sésame. hôpitaux yi ne ñoom mënatuñoo jël wala sax pharmacie yi ne ñoom mënatuñ joxe garab parce que xëy na état bi daf leen ameel xaalis xëy na loolu mutuelle de santé tudd ñu leen ci. waaw loolu lu am solo la gis nga couverture maladie universelle dinaa la wax orientation état bi li koy wane mooy loolu ñuy tudd comme bor da ngay dégg ñu ne amel nañu hôpitaux yi amel nañu santé am na ay milliards. milliards yooyu ku ko waroon fay. état moo ne yow yaa am sa doom yow mi war a faj sa doom di parent nekk responsable li nga war a fay bàyyil ma fayal la. nga am 60 ans jëm kaw nga war a fay wala say njaboot jël la en charge ndax liggéey nga ba retraité état ne daf lay dimbali fayal la. sa jabar tey jii nga takk ko ci farata yàlla sunna si Mohamed mu war a wasit ñu war ko césarienne man Moustapha Mbengue ma war a fay 85 000 état ne ma bàyyil ma jëlal la ko en charge. nit ki am dialyse mu nekk feebar ñu war ko fay état ne bàyyil mu ko jël en charge loolu bu doonee ay milliards kon war nañu xam ne santé am na coût donc état au moins am na une politique généreuse de prise en charge de sa population xam nga loolu lu muy wan mooy wane pertinence mutuelle de santé mooy wane ne ndimbal su duggul ci faj nit ñi pour ñu faju dina jafe te li may daanelee ci loolu
maa ngi wax fii duma médecin mais tey faj ci réew mi bu mutuelle amul yomb bu amul xam nga lan lay indi ay maladies chroniques yu bëri. beaucoup de maladies se féminisent tey dañu bëgg a permettre à la population ñu am kuréel yoo xam ne boo nattee sa morom natt ku ci feebar ñu mën la faj ci njëg bu yomb mu ànd ak sensibilisation ñu ànd ci ak service santé parce que santé nag man li ma ci jot a am mooy ñun tey ci Sénégal lëkkaloo nañu ak 1602 structures de santé te li muy wax nii xam nga ban saafara lañ ci wax ñun comme structure publique yi rendez-vous mën na sori difficulté beex yooyu ñu ne dañu ouvrir au privé alliance secteur privé de la santé dañu signé moom convention tey jii mutuelle de santé yi Rufisque signé nañu ay convention maa ngi nuyuwaale président Djibi Gueye xam nga lu tax dañu ne léegi dañu bëgg boole le secteur privé dans notre offre les mutuelles sont en train de contractualiser avec les structures privées pour tey ñu ne la public a ngi privé ngi nii ndax am na population bi ñu soxla woon loolu lépp luy public ñu jël ko 80% bu dee privé ñu jël ko 50% loolu ay effort la ñuy def en direction des populations mais mu bëri mu néew. couverture maladie universelle ndax dama bëgg am lu ma la laaj loo xam ne si daf may bañ mu rëcc ma ndax sànq ba léegi ñu ngi ci mutuelle bi di expliquer naka la nit ki di souscrire ba mën a bénéficier wu mais ndax bu nit ki nekkee ba am assurance ba pare am kartam ndax bu diagnostiqué ci moom benn feebar boo xam ne c'est incurable wala transmissible wala sax boo xam ne si ni xëy na mënu koo may mu jógati ndax da ngeen koy gunge durant dundam yëpp. gis nga mutuelle de santé ku ci bokk tànk yaa ngi feebar luñ la war a faj dañ la koy faj gars yi dañuy wax ne des fois sax doo leen jël maladie chronique ma ne ankay kii am na diabète kii am na hypertension luñ ci wax ñun duñu ay médecin ka toog ca mutuelle ba képp kuy bénéficiaire à jour ci cotisation boo ñëwee mu bind la lettre de garantie jox la nga dem analyse ñu jël rajo ñu jël échographie ñu jël opération ñu jël hospitalisation laa la wax hôpital 7 jours yu njëkk yi ñun ñoo koy fay gratuitement doo fay chambre bi loo fa mënti def opération bu mënti doon ñu jël à 80% léegi nag ku feebar kooku ngay wax saa yu ko laajee ñu jël ko état am na décision bu mu jël ci cancer surtout bu jëm ci col de l'utérus parce que dañuy wax ne am na loo xam ne niveau état la moo ko mën a jël ci politique am ñun li ñu mën mooy képp ku bokk ci mutuelle saa yoo feebaree mu laaj garantie ñu jox ko tey nag boo amoon diabète boo ñëwee heure boo feebaree bu dee tension bu dee sibiru loo ñëw ñu faj la même ci diabète bi waaye bu ñu la bindalee ordonnance chaque jour rek chaque 15 jours nga ñëw ne Jamicron de dañ naan déet mënuñu continuer di jël benn ordonnance régulièrement loolu mutuelle attanu ko parce que fi ñu toll suñu évolution la et je rappelle que nous sommes des structures jeunes de 2 à 3 ans 4 ans kon loolu dafa laaj accompagnement il faut que Sénégalais yi xam ne tey li mën a dooleel mutuelle yi ba li ñu war a def yëpp ñu def ko mooy nit ñi dugg ci en masse et loolu ça c'est un appel que nous lançons aux entreprises de ce pays tey dama yaa ngi souligner ngeen affaire chinois yi lu ñuy jël ci gerte nit ñi ñu ngi ne bu ko chinois yi yóbboo waa Sunoor du ñu am gerte baykat yi ñoo koy bay bu ko Sunoor transformé ñu jaay ko fii commerçant yi koy jaay monde rural secteur informel société bu mel noonu ak yeneen les opérateurs de téléphonie ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci buyoo yeex ñooñu ñoo war a njëkk a dugal seen loxo ci santé accompagner population yi ñu am carnet mën a faju la responsabilité sociétale des entreprises dañ ciy oo nit ñi dañu oo mécènes yi tey Youssou Ndour s'est engagé ndax mus na jox acteurs culturels yi 75 millions si seen mutuelle de santé ñu def ko parrain campagne bi oraam la ñu soxloon pour que suñu message jàll ngaa ko blende rappeur tey jii Géejawaay day def tournée Géejawaay ñëw def concert ci école ba cotiser ay taalibe cotiser ay élèves école yi mu jàngoon Youssou Ndour cotiser na élèves caserne Samba Diéry Dia loolu dañ ci oo ministres yi députés yi les élus locaux ñu nekk au conseil gis nga tey ndombal tànk dafa am lu muy induire responsabilité les gens qui sont dans des postures de responsabilité dañu war a delloo njukkal askan wi mi tax ñu falu mi tax ñu nekk fi Abdoulaye Diouf Sarr ak keneen ku mu mënti doon ministres yi ñu ngi leen di tàllal loxo on est en train de vouloir toucher 308 entreprises ak ay fondations. Toucher les autorités mais les mécènes ku mel ni Ansoumana buñ ci génnee moom mi bokk na ci ñi ñuy challenger ndax dafa xeex ba ñëpp xam ko muy wax ci internet bi am chaîne vidéo di wax tey santé population yi moom foog mu dugal ci loxoom wax d'autres associations mais li may demander les femmes doivent s'engager les réseaux des femmes war nañu taxaw ne objectif 1 million
de femmes et d'enfants bi Union nationale des mutuelles de santé am suñu président Demba Ndiaye mu koy Demba Mame Ndiaye mu koy nuyu ak le directeur Bokar Daaf ñu lëkkaloo seeni ak structure communautaire yi ñu ciy invité les acteurs communautaires bàjjenu gox ak relais yi dama leen yërëm xam nga ñun acteurs communautaires lañ mais bi ma gisee relais bàjjen gox li ñuy def sur le terrain depuis des années nekk ci quartier causerie waxtaan yóbbu nit ñi ñu faju dañ daan kettal di jël leket en ce moment la ci jàkk yi ñu ngi laaj ket dañuy ket ay nit di faju di ñuy xaayu seen suutura ndax dañuy leen di ñaanal nit jaay na ay oram nit jaay alalam pour faju ñu ne tey ay kuréel yi nga xam ne dina permettre nit ñi ñu faju avec dignité kenn du la xamal kenn du la ketal kenn du la laajal loolu yokk sutura la jigéen ñi def prêt di liggéey di daan seen doole feebar ku mu ci dal nga jël ca xaalis ba coppati ci faju ñu ne la tey mécanisme ba ngoom loo waroon fay ñu xaaj ko juróomi xaaj nga fay benn loolu dina yàqanal sax sa koom-koom loolu dañ ci mel na li dañ dégg ci nii seen accompagnement léegi nag li ma bëgg a beneen bi wax ko mooy yàlla secteur de l'offre bi dépendrewul ci ñun man dama bëgg rek ñu xam ne ñun yombal faj léegi nag tey offre bi li ñu def le plaidoyer pour le ministère de la santé mooy le renforcement des plateaux techniques tey jël nañu benn décision bu am solo muy urgence boobu xam nga urgence boobu décision boobu ñun jàpp nañ ne ministre sax waruñu woon egg ba mu koy jël suñ ko jëlee mooy am na problème ci système bi par rapport à la prise en charge mais xam nga lan moo am solo décision ñëw na jóge ci rencontre mois d'octobre sur les assises sur les urgences ñu ne lii nañ ko teg xam nga lu tax SAMU national dafa am ay ambulance am yëpp ñu wàllu régulation ñu ci def est-ce que xam nga ne tey évacuation bénéficiaires yi sax ñuy jóge ci centre de santé jëm hôpital mutuelle dafay participer ci loolu li may lancer Sénégalais yi mooy ku bokk ci mutuelle de santé boo demee faju poste sax centre de santé sa feebar laaj hôpital dañu lay defal référence soo ñëwee ñu bind la lettre de garantie nga dem faju loolu nag man pour man c'est un pas important léegi nag la aajoo ci état pour que qualité soin am accueil bi gën a jaar yoon matériel yi jaar loolu am na lu des état moo ko war a def non parce que boobu la yaa ngi expliqué même ci boobu ba ma ñëw li yëpp nii rafet na te moo nekk mooy ñun acteurs yi nga xam ne kenn fayuñu li ñu liggéey kenn liggéeyu ko mag sa liggéeyu ko yow tey sa mutuelle bàjjani gox yi association yi man de newuma fi de gis nga boo dégloo hémodialysé nga déglu Baye Omar Gueye ci diabète gi ñooñu ñooy def liggéey boo xam te ne état moo ko woon def ci wàllu sensibilisation ki nga xam ne nag ñun askan bi dañu jël suñu ay milliards jox ay nit ne yoral leen ñu jël seen ay milliards yu suñu ay milliards yooyu di ko caaxaanee lii il faut que nit ñi wax si parce que man dematuma réunion gis nga ay seen yooyu ñu def noonu ay méridien président ay sur les urgences ateliers yooyu yëfu naafeq la ay sàcc la alors réew mi la ñuy sàcc on dirait que d'accord loolu ci système d'urgence bi dama ne ànduma ci parce que xam lu tax loolu bu fekkee ne bàyyi woo sa kër dépense nga woo sa soxna naan ko naa fekk añ kër ga mais yow naa fekk nga dama ne naa fekk nga laa wax naa fekk nga Abdoulaye Diouf Sarr tegul lenn lu tax urgence yi ñu ma leen il y aura toujours des problèmes dans les hôpitaux tant que réglé wuñu système bi tant que organisé wuñu hôpitaux yi tant que gis nga boo duggee ci biir hôpital doo xamee kan mooy chef kan mooy kilifa gi directeur bi dafaa nekk nii rek professeur daa ngi ci biir prestataire daa ngi ci biir kenn xam da gis koo xam ne da kadeer day liggéey 6 heures du matin ba 19 heures ci guddi xam nga sooy dee lu ñu fay fay ko ay 15 000 ak 20 000 francs xam nga lu ma la bëgg a laaj en ce moment xëy na téléspectateurs yi wala keneen sa xelam a ngi ci bëgg la koo laaj ndax tey comme dafa mel ni suñu téléphone bi doxul 88 628 15 14 bi dafa mel ni jotu ñooñu mooy hôpitaux yi dañu gis ni dañuy dugal xaalis mais seen jàmbat dafa bari te gisuñu benn avancée ci seen bërëbu liggéeyukaay wala sax ci li nga xam si moom la ñuy soxla dëgg sànq ñi ngi wax manquement ci wàllu garab yi ñi ngi wax manquement ci wàllu appareil yi wala sax ay yooyu paan ak yu ni mel xaalis boobu fan la jël xam nga hôpital tey jii dafa mel ni entreprise comme Excaf nu muy doxee hôpitaux yi tey noonu lañ mel maanaam da ngay liggéey xaalis am loo def ci yow am loo fay am na hôpitaux yoo xam ne ñoom ñooy fay seeni personnel yu bëri xaalis ba mu dugg dañ ciy fay seeni personnel jëm ci ay garab def ci lu baree bëri subvention bi état war a indaale subvention ba parfois day yéex
parfois sax ñu wàññi ko parfois état day dugal maanaam 10 millions 60 millions ci benn hôpital 60 millions de 60 millions ba pare laajaat maanaam mu dugal 60 millions laajaat 20 millions yi directeur ne ko delloo ma ko waat mi ngi am ci hôpitaux yi maanaam système de santé bi li fi nekk maanaam pëcc xooloo boo xamante ni xam nga tey jii nga génn rek dégg ay nit di yuux di daw gis nga soo bëggee jàmm da ngay taxaw wala nga jël beneen yoon accident bi amoon na Sonacos ña demoon di wàlli ña dee ñëpp mooy ñu wàlli waay ñu woon 91 nga gis ne système bi dox la pare nga ciy jublu système de santé bi il faut man sama bat ci kaw dama def conférence de presse biir ministère de la santé ne nañu réformer le système de santé ma jël un mémorandum teg ko ci loxo Abdoulaye Diouf Sarr ne ko nañuy réformer système bi parce que amuñu système bu baax balaa nga naan ne fa ñun ñëpp dañu sol ay yére bu ñu sol kenn ku ci nekk sa tey da ko natt ci yow kenn xëy rek ñëw xool ange rek nga ñawal ko ñëw jox ko soit mu ëpp ci moom wala mu tuuti ci moom système bi il faut ñu organiser ko gis nga sama doom bi ne kër ga am bac daaw ñu orienté ko fii ci biir école privée ak ay moromam muy jóge Tëngéej di jàng si Dakar fii université Dakar Bourguiba ak yeneen université ñuy jàngi chaque jour di dama ko ñëw ba examen war a jot état bi fayul école yi ñu leen toog leen seen ay kër avant boobu ñu woo la ne leen dañ leen jox seen ay aide xale bi daw ndeysaan mën na ko bul sonn 100 000 francs la bariwul mu xëy suba teel rek yàlla ko dem ñëw indi 100 000 yi ñu toog mu yàgg rek ñu leen examen amul dàq nañ leen xam nga xale bi lu mu wax waaw papa ñii buñ ñuy jox suñu bourse yi mun ñu ko woon téye te fayal ñu suñu jàng ma ne ko ah kay loolu damoo gën tey mi ngi nii man maa koy fayal tey sama soxna moo ko inscrire fële ci Tëngéej ci benn institut privé gis nga la ngay jox population pour jàppale ko la état war a ñii li ñuy génne ci xaalis teg ko macha allah la état war a génnee joxe ko te génnewu ko maanaam su ko tegoon ci système bi nit ki mën a ñëw faju tu doom benn problème maanaam li may may man nga jox ma li ma moom dafa mel ni affaire franc CFA bi di ngay expliqué nii lañ fa am comme garantie nañ ñu ko delloo dootu leen lebati la état di war a génnee na ko def ci si plateau yi gis nga Sénégal c'est pas Dakar c'est pas Thiès c'est jusqu'à Fongolimbi Kolda Matam c'est le Sénégal c'est pas Dakar gis nga santé man dafa loo xam ne su ma gisee ça me donne envie de pleurer muy suñu état yi suñu ministre yi Abdoulaye Diouf Sarr il ne fait que de la communication man. mais suñ ko ci bàyyee tamit mënuñu ci dara parce que loolu aussi mënuñu ci dara non c'est-à-dire non dafa am loo même tuuti rek je n'ai rien contre les mutuelle de santé ngàccee ngaalama maanaam 20/20 macha allah mais système bi man en ce moment en tant que acteur niñ ci bokkee ma bokk ci noonu Abdoulaye Diouf Sarr maa ko ëppale ci santé parce que day buñ ko jëloon tey ci ministère de la santé day dem nekk maire Yoff wala mu dem nekk leneen mais man Abdoulaye Diouf Sarr proposé woon projet bii nii projet mutuelle de santé yi muy lii ni projet bi dem proposé ak assemblée ndax di nga ànd ak mais du loolu nag moo ne ko rôle mais moom Abdoulaye Diouf Sarr dëgg li ma wax la Abdoulaye Diouf Sarr ñi muy toppatoo laa wax bokkuñ ci santé sama bat ci kaw boo demee ministère de la santé laa wax ñoom fay recevoir lu ci bari commune de Yoff maanaam maire bi Yoff jël na benn ambulance jël la benn ambulance beneen kii la jël la benn ambulance jox ko commune bi Yoff waaw loolu benn affaire loolu loolu toute assemblée mu am lu ma fàttali mooy dafa am benn loi sur la protection sociale nous sommes battus dafa ministère de la santé am benn loi sur la CMU mais bañ ci waxtaanee ba sori touché ci les parlementaires def ci plusieurs ateliers les gens sont allés vers le vote de la loi sur la protection sociale gis nga réew bu mel ni Sénégal nga xam ne y a beaucoup de choses à faire sànq wax nga éducation soo duggoon ci sport di nga wax léegi ne am nañu ay problème infrastructure Sadio Mané ñu ngi koy féliciter vraiment yëkkati na rehaussé na le drapeau national yàlla na ci Coupe d'Afrique topp ensu il faut que nit ñi faju tey yow doo jëlee say activités wala nga bañ a faj ñi nga xamante ne yow la ñuy yaakaar doo bàyyi mu dem ci division yi doo bàyyi dem hôpital Thiaroye parce que foog ñooñu faju ñooñu
tey dañ leen war a defar couverture xam nga wax naa jour bay fii ci émission Denkaane ne lancé nañu seemi daara à 1000 francs taalibe yi ñu ngi wax problème mu taalibe yi ñun li ñu wax mooy à 1000 francs nañ jël taalibe yi xale yu ndaw yooyu di jàng xam-xam bu ñu feebaree mën a faju ba daara soxna Zeynab ñu ne ñun dinañ cotiser xale yi fa nekk yëpp ndax soxna soos am na lu mu def ci diine xale yëpp di identifié wu ci moom ñu bëri muuru ngir moom ñu bëri góorgóorlu seen diine lancé nañu seemi daara ñu ngi lancé seemi élèves seemi nawetaan bi ñu koy lancé daaw xam nga lu ñu ci taxoon jublu xool nañu ne suñu ay doom sa doom sama doom jarbaatu keneen ñooñu ñooy football ci équipe yi bu ñu gaañoo dañu war a faju ñu def ko 1750 pour 6 mois jël nañ ci lu mat 10 000 jours fii tey rek maa ngi lancé di gërëm Amadou Kane daf ñuy jàppale moo Arona Bathily président ORCAV pour ñu signer loolu dañ ko bëgg a lawal ba année bii di ñëw ñuy football nawetaan yëpp xale yi kenn du ci gaañu di ko traîner mu lay topp sa vie foo feebaree mën a faju ndax nawetaan am na assurance compétition mais dafa war a am assurance maladie pour les joueurs dimanche dama doon waxtaan ak entraîneurs yi maa ngi nuyu AFS bu Ababacar Fall Miller bu Grand Yoff mais bi ñu waxtaan ak doyen Bamour Fall moo ñëw fekk ñu ne li ngeen di wax yëpp jarul wax entraîneurs yi éducateurs yi dañu soxla couverture il faut que ñu inscrire léegi nag président club yi suñu dugalul seen jour sax loolu beneen affaire la moo tax ma ne tey nañ ko waxee woon ci artisan yi ñun suñu liggéey mooy fexe ba nga xamante ni nit ki li mu waroon joxe ñu jàppale ko mu mën a faju parce que faju bi mënul ñàkk léegi nag tey le combat bi ngay wax man ci li ma lay invité mooy ñun li ñu doon waxtaan observatoire national citoyen pour défense usager de santé xam nga mooy lan xeex pour que accueil pour que qualité de soins am suñu plateau yi parce que tey am na poste de santé yu ma gis man ci àll bi ñu demee en fait biir réew mi yoo xam ne ñoo ëpp doole poste de santé Grand Yoff ak yeneen yu Dakar xam nga lu tax parce que xëy na zone yooyu poste de santé bi mooy nekk di polariser plusieurs villages manquement am na waaye ñun faw ñun en tant que population ca la ñu war a taxawee ñu taxawee ko nag di ñaax état pour mu gën a yokk priorité ci santé parce que quand même jumtukaay war nañ ko gën a yokk am na ay appareils yu paan tey damay joxe un exemple tey man je suis conseil municipal chaque maire yi am na médicament yu muy jox dotation structure yi mais ñun ñëpp xam nañ ne structure yi ay comité de santé moo ko doon gérer les comités de développement sanitaire xaalis bi fay dugg ci ressource motivation yi day dem ci agent yi liggéey foofu ci santé ak ñu xool lan moo fa manqué ñu def ko kon ñun bu ñu bëri bindeew di faju flux financier yooyu bu dugg am na ñu ci am échographie am na ñu ci am ay appareil rajo léegi am na ñu ci am ay masques pour les nouveau-nés te ñu ngi ko jëlee lu ko rek comité de santé moo ko jën comité de développement kon loolu wane na ne tey un flux financier vers les structures de santé par le canal des mutuelles de santé à travers l'assurance maladie de base communautaire mën na am njëriñ mooy mutuelle de santé yi ndax ñi ngi fépp ci Sénégal Sénégal teg nañu 676 mutuelles de santé sur toutes les communes 552 communes moo am fu ci nekk am na tey Dakar 52 communes rek la am ci région bi am nañ 86 mutuelles de santé fépp foo dem ci Sénégal teg nañ fa mutuelle am nañu union départementale naka lañ leen ràññee xam nga nu ñu leen di ràññee mutuelle de santé yu ci bëri am nañ seen siège wala souvent ñenn ñi ñu ngi ci mairie mu jox leen siège wala centre de santé bi ku bëgg a bokk ci mutuelle de santé da ngay adressé au poste de santé wala centre de santé bi la gën a jege dinañ la wax bu dee mutuelle bi siège am nekkul foofu ñoom dinañ la wax fan la nekk wala maire bi donc information bi ñu ngi koy jaale ci koy jaawale ak mutuelle de crédit et d'épargne waaw parce que loolu maa ngi koy wax naan communicateurs traditionnels yi comme ñooy dem ci xew yeex yëpp les imams on avait fait un atelier avec les notabilités religieuses et coutumières pour que ñoom ñu yàlla may baat jiital leen ci Macky Sall ma koy woo mu lànk ne du ma déggu boppam la Abdoulaye Diouf Sarr lànk ne du ma gis boppam la man Ansou maa ngi fii su ma génnoon Gambie gii Côte d'Ivoire gii Mali gii Mauritanie bi su ma ko defoon liggéeyal leen ñoom waaye man dama bëgg sama réew dama fonk sama réew jox nañ Sadio Mané Ballon d'Or muy lu rafet ma koy gërëm ma koy félicité ci loolu Sénégal ku nekk dafa am foo mënee waaye bu ñu ñëwoon tey jii santé mentale bu ñu dama ne santé mentale la bu ñu ci tegoon Ballon d'Or laa wax professeur Mamadou Abdou Thiam bi nekk Fann professeur Mamadou Abdou Thiam képp kuy faj moo la jàngal moom moo ne fii ci AND fii ci science bu Grand Yoff ci kanam
Moussa Mbaye EG bu nekkoon EG santé moo ne Ansu loo xam ci santé mentale Sénégal kenn xamu ko fi waa Ansu maanaam boobu lañ bàyyi fii muy toog su ma jógee fii damay ñibbi sama kër. ndeysaan doy na waar yàlla na yàlla saafara lépp incha allah tey moom waa régie xam naa da ngeen a généreux trop xam naa ni émission bi moo leen neex ba doylu leen ndax fi mu toll romb naa sama waxtu jëm ci 12 14 ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax di sant di gërëm téléspectateurs yéen tamit xam naa ne bëggoon ngeen dugg waaye jotewu ko du fi yem incha allah dinañ ko yaatal ndax waxtaan bi bëgguma ñu tëj ko léegi nii dinañ ko yaatal dellusiwaat ci ak sunu ñaari gan incha allah muy Moustapha Mbengue nekk président des mutuelles du Sénégal président union régionale des mutuelles de Dakar voilà kon donc dinañ ci dellu soit ak nga xam ne moom moo di Ansoumana Dione nekk président ASAM moom tamit kon ñu sant leen gërëm leen di leen jaajëfee di leen jox di daje incha allah ci kanam tuuti ak nga xam ne moom moo di Soxna Assietou et son équipe ci seen émission 12-14 jërë ngeen jëf. Merci. man bëgg naa la yaay sama xol yow rek laay xool dama laa lool man sopp naa la yaay sama xol yow rek laay xool dama laa lool
ma loolu daw ma loolu yow ni nga ma bëggee noonu laa la bëggee xol bi yaa ko moom te mujj yaa ko moom man bëgg naa la ba mu bëri doole sànni kul gaañu fël falaale jaara taala chéri papa jeng falaale mba sekk chéri papa jaaje ndey gumba gaañu fël falaale sànni kul ba mi moom no fël falaale Zeyna Gilda ñu fël falaale Amina Sakho dafay falaale Fatou Mbaye dafay fël falaale Khadija Diallo affaire bi yow la sañse bi yow la dal yi yow la xol bi yaa ko moom te mujj yaa ko moom man bëgg naa la ba mu bëri doole sànni kul ba mi moom no fël falaale Chacha gaay ñu fël falaale Dale,
yaayam mu koy digal lu mu xam wax ko ey muy ndari boo ayetee woo sa goro mu di la séddalee ñetti tibb goro des koy teral kenn du ko jànni soo koy defal goro des koy teral kenn du ko tetteel ba mu ni ngalañ yëral sa këlëkëlëng jéegu bon du ko gis jéegu ay gaaf du ko gis yëral sa këlëkëlëng jéeg na raju yàlla dina ñëw mbaa mu yónnee yàlla gëmul ne la wul te du jaawale jéegu war fa suma tay jéegu war fa suma tay xoolal bu xew amee ba nuy gërëmaate aw ma jàpparal déedéet aw ma jàpparal jéegu war fa suma tay la balee ko fa suma tay xoolal bu xew amee ba nuy gërëmaate aw ma jàpparal mani jéeg ñetti mu delaate bëgg jéeg ñetti moo teg sa cin ay mani teg sa cin wuy teg sa cin mani rot sa ndaa ay mani rot sa ndaa wuy rot sa ndaa te di nga dégg wax joo moom ne su ko toog te ni mu jéeg bu yoru yenn ni faax ca buntu kër ga tey dërërër yi jéeg bu yoru yenn ni faax ca buntu kër ga tey dërërër waxal gin caaj te gin cërërër yi gin caaj te gin cërërër yi gin caaj te gin cërërër yi xolal fa lay duggee door gu rek lu tax door gu rek goro bu la kale te yete fajar yéen ko buur njëkke lu mën a sos lu ñorul mu wax suy ko asi mani bul ko rek lu tax goro lu mu bon bon moo jur sa jëkkër waaye njëkke lu mu bon bon mooy magi jëkkër goro bi ci kër gee ci sëy bi la njëkke li ci kër gee ci sëy bi la jarbaatu jëkkër bi ci kër gee ci sëy bi la xoolal dee ko teral dee ko bégal jëkkër ji la jël def ci yow alal dee ko teral Fatou Kan dee ko teral Modou Gueye mi la jël def ci yow alal dee ko bégal mate seen nga yëngu leen majin Modou Gueye bàyyi Mati Gueye mi ñi duppee Mati Caam jigéenu am di mi ñoo yaayu Mama Kumba yaayu Soxna Caam ak Mbeen Kan jeeg bu ci pare yëkkatil sa loxo nen na Boy Njaay chéri Boy Njaay woon ma Mingu Caam Caam Demba Bokar Mam Fatou Gueye borom Angleterre chéri Omar Touré Jali Sira si soxo banna boo yëngu jeeg bu ndaw ragal njëkk yi ragal goro yi jeeg bu ndaw ragal aawa bu baax yaay de lay doon ñaareel bu ñëw day roy ci moom moomi bugal gay daa roy ci mari looloo waral mu am lii jéggaaniwul mbaax yaayam la nduru ci neju sa yaay ba mu toogee ba tey demul jeeg bu ci pare yëkkatil sa loxo moomi daa liggéey yëkkatil sa loxo mariage may sa biigee sa loxo ca kaw Sadio Fatou yëngatul yow jugal yëngu yaayu Adama Fall yow jugal yëngu jeeg bu bon na gis jeeg bu baax muy def lu baax muy roy ci moom jeeg bu baax day def lu baax moytu lu bon ku def lu baax day am lu baax ku def leneen day am leneen jigéen ju baax jur doom ju baax jeey na ba saw yaayu Arona Dia Thierno Alassane Daouda Moussa Dia Fouta ak Sénégal ñëpp a ngi lay gërëm groupe ru mbax daje séddale lii Fallou chéri Koura Mbaye fekkel ma lii kaay Quand je repense à tout ce que j'ai enduré pour me faire une place au soleil, je m'en reviens toujours pas. La vie me semble parfois trop dure, injuste et cruelle. Certaines personnes abandonnent leurs idéaux parce que persécutées, confrontées à des adversités destructrices, à des jalousies maladives, voire même des méchancetés incompréhensibles. Pour mon cas, j'ai compris une chose. La vie est un éternel combat. Jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai. Je ne lâcherai rien. dama nekk gune
sama bët yee toog di seetlu àdduna bi xam ne dafa métti yenn saay ma tëddee yeewu xaaju guddee toog ci sama digg di lal di jooy ndax jafe-jafe doon yaakaar ci yaayam nekk xaritu baayam mbaa xam ngeen nit ñi ma yónni dañ ma yàkkamte fépp fu ma jaar yëf yi dafay métti yoon wi bëri xaaxaam ba dëkk yi ni ma jaar mbaa xam ngeen ni duma laaj duma daw damay jigéen moo tax may daw baatu gannaaw yenn saay ma fëggee ñu ne ma du file ma jóg daal di korki korki dellu fi ma jógee buntu yëpp nekkate ma koy fëgg ba tëddee waaye xam naa ni àdduna bi mënul yombee mbaa xam ngeen ni ne woon naa leen yee damay dem man dara duma tee man de ne woon naa leen man de damay dem man dara duma tee man de ne woon naa leen man de damay dem man Queen Biz mi de man de damay dem fépp fu ma jaar di dem ñi naan ma moom jagala ñi naan ma moom de waaye dafa woyof sëy mbaa xam ngeen ni man mi damay jigéen duma góor naa fas sama lafu sër ba dooni góor man dinaa leen di wone jant bi fu muy fekkee foofu laa yeewoo te xam naa lu fi xewee damay sant buur bee ci li ma cëree ndaxte xam naa ni moom mooy borom dëgg bi mbaa xam ngeen ni man de damay dem man dara duma tee man de ne woon naa leen man Queen damay dem man dara duma tee suur kër du ko tere feeñ wiye du ko tere feeñ waaye yàlla bu kër bi daal di law ba far suuraale leen du ko tere man dara duma tee 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 I used to have a good friend of mine. Now I don't know where she's gone. I cannot find a peace of mind, even though I'm kind of strong. Why you left me? Why you left me? Oh, come back, come back. Every man need a woman, every woman need a man. Baby girl, I just want to be a man. Let's go to the restaurant, eat food, get joke, have fun, life is good. And then you dumb class, maximum get rich. Kalubaru virage, we lay back on the beach. What we used to do, we used to bounce to the club, dance to the dub. I used to have a good friend of mine. Now I don't. Peace of mind, even though I'm kind of strong. Why you left me? Why you left me? Oh, come back, come back. Oh my. Hey, miss nga, xama bëggula ma doon sa mister. Daw sil, jege sil, yek sil, kiss me. Naa la teg ñaari loxo naa doon sa amul bàyyi. Naa la bégal ba nga bég. Doo sàppi, doo sàppi. Xam na yow mi nice, wax ma kan moo tax nga dëgër bopp. Xarit yaay naan la rappeur yi jariñ topp. Sister, maak yow dañoo bëggante. Waroon nangu xajal benn nit sunu diggante. Lu mu sori waan sori dañu daan bindante. Te maak yow ci kaw lal. Sister, foog nga soppi nu ngay science. Yaay sama fiancé bu la kenn influencé. Yow gis nga seytaane num ci laxasoo. Lépp ngir sunu diggante jaxasoo. I used to have a good friend of mine. Now I don't know where she's gone. I cannot find a peace of mind, even though I'm kind of strong. Why you left me? Why you left me? Oh, come back,
first sight. Oh baby, tell me why you left. You must come back by my side. Give me another try, baby girl, I apologize. I'm going crazy, I miss your beautiful lies. Yes, you've done a mistake, cause I shouldn't doubt you. Now I know how hard it is to live without you. Whatever happened that day made me feel lonely. Come back my way, you were so lovely. I got a problem, why you must pick up the phone. Talk to me, my princess is gone. I used to have a good friend of mine. Now I don't know where she's gone. I cannot find a peace of mind. Even though I'm kind of strong, why you left me? Come back, come back, come back. Qu'est-ce que tu fais là? lamb daj sa doole soo ko xam ne dootoo xale léegi mat nga waxambaane su ma ko ngeen bu fas yéene bërëg laaj wut pexe yoo ko war a mën a daane toll ci tekki tàkk yi la tënk am teg ko ci kaw ngor ni mu méttee